bakk bi jib na xibaar yi gën a fës ci ay bés yi ñu gën a door yéen a ngi seetaan Prestige TV salaamaaleykum. jërë ngeen jëf ñu tàmbalee xibaar yi nag li nga xam ni moo jëm ci wàllu mbas mi di coronavirus ginnaaw bi mu fi duggee ñaari fan ci weeru mars 2020 ñu nekkaat nag ci ñaari fan ci weeru mars 2021 mu def fi atu yàlla ñuy dund ak mbas mi ci Sénégal sénégalais yi nag ñu bari am ñu ci ñàkk seen bakkan suñu économie bi ndërmeelu loolee waral sax ñi nga xam ne ñooy suñuy reporter wàcc ci terrain bi saafonteeg ñi nga xam ne ñooy ceesuwaay yi ñu wax ñu ginnaaw bi fi mbas mi defee at ñoom nan lañ koy dundee boobu ba léegi ñu ànd teewlu ko. mu juddoo ci réewum Chine ci weeru décembre atum 2019 coronavirus mu ngi dugg ci réewum Sénégal ñaari fan ci weeru mars atum 2020. ci bis bi la fi mbas mi am at ci sunu biir réew askan bi sax xaare wu ñu ko woon loolee la ci suwaay yu xamle. yaakaaroon naa ne moom balaa mu fi am ay 2 mois sax daal di génn moom. ñun ca lan ne woon ci lan ne ba léegi moom xëy na moom yàlla moo dogale noonu rek waaye ñun moom lu war ñu ngi koy def moom xëy na moom yàlla dogale nii rek ay mbiram. ñuy wax it ne respecté tuñu càmmonte gi waa kër docteur digle woon comme bu njëkk. yaakaaroon na ni ban joxe ni dañuy def couvre-feu ak yenn dat yi nga xam ne ñu may bu ñu ci jógee rek day jeex mais au fur et à mesure mu yokk mu ñëpp a découragé gëmatuñu kenn gëmatuñu sax ne am na ndax dañ naan ay waxi kese la ndax dañ naan tey des jeex boo amee 1 mois boo amee 2 mois mu jug ba mu am at kon gëmatuñu ne affaire bi day jeex dañ naan àpp la rek buñ ko jeexalee mu jeex. ñoom ñu ko àppal ne war dikk na fi gëmoon nañ ko moom ndax man gëmoon naa ko wax keneen tamit gëmoon nañ ko ñu jël suñu matuwaay ba mu mat waaye dañoo mujj gi. jëf yi dem rek te tëw a dellu gannaaw kenn doo ci amati espoir ku xool ne xam ne masque yi daawuñu ko foowee dan naa raxasu dégg yi suñu doom yi bari ñu ci nag wax dëgg yàlla ndax set moom kenn ku ne boo xëyee war ngaa mën a set ndax set c'est obligatoire même bu la ko waxu sax war ngaa mën a set ndax set dafa bokk ci dund doomu aadama soo bëggee nag même boobu ndax fan moom yàllaa ko yor. ngir yaakaar bi ñu yaakaar vaccin yi loolee warul tax ñu bàyyi càmmonteeg diglay waa kër docteur. coowal njiital Pastef Ousmane Sonko digganteem ak soxna si di Adji Sarr mi nga xam ni moo ko jiiñoon lu jëm ci wàllu viol ak menace de mort loole sax tax na ñu joxoon ko ab convocation ginnaaw nag ba mu bañee moom d'accord na dem ci yoon wa nag ci lañ ko jàppee ko ci lu jëm ci wàllu trouble à l'ordre public loolee tax ñu nemmeeku ci réew mi partout fépp rek nit ñi di xeex ñi di yàq ñuy am ñu ci ñàkk seen bakkan ci noonu sax ci li nga xam ni kii nga xam ni mooy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome ci la defee nag ak jàkkaarloo génn ci télévision bi ngir wax ak askan wi di leen woo nag di leen wax ni nag nañu moytu li nga xam ni muy fitna di wax itam ni képp koo xam ni laalee nga ci yàq ci nga xam ni doon nañ ko yàq alalu jàmbur yoon dina la topp ñu teg la daan ñi nga xam ni moom lañ la war a teg ñu ànd teewlu ko. ñi ngi masawu di jaale ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakken ci xew-xew yi nga xamante ni am na ci fan yi foofu dama fay wax ni maa ngi woo askan wi di woo ndaw ñi nga xamante ni ñooy yaakaaru ëllëg nga xamante ni ku leen woo ci jàmm mooy ki nga xamante ni mooy seen mbokk képp koo xamante ni mi ngi leen di woo ci safaan tegu leen ci yoon wi baax te suñu kilifa yi dañu jàngal fii ci Sénégal ni ñu ndaw de moom ñaar lañ ko xamee mooy sàkku xam-xam bu mat sëkk waaye tamit ànd ak yar ak teggin ci wax ci doxalin ak ci jëfin waaye am na mbir yoo xamante ni bi mu tàmbalee ak léegi gis nañ ay kaddu yu ñaaw di jib yu àndul ak sutura yu àndul ak teggin te loolu bokkul ci suñu diine bokkul ci suñu aada yi nga xamante ni am nañ leen fii ci réew mi te ni ma ko leeralee léegi ndaw moom mooy yaakaaru askan mooy yaakaaru ëllëg seen taxawaay ci réew taxawaay la woo xamante ni daf ñuy wan nan la suñu réew di war a mel ak nan la nar a mel ëllëg su ma jugee ci loolu maa ngi tamit woo ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ndax gis nañ ci wàllu manifestation yi ñu gis fan yi ay xale yoo xamante ni bu ñu xaymaa seeni at dañ ciy gis sax ñoo xamante ni diggante fukki at
ak fukki at ak juróom-benn la ñuy am di woo kilifa yi nekk ci kër yi ñu waxtaan ak njaboot gi ngir xamal leen ni képp koo xamante ni mi ngi leen di woo ci safaan ak ci yàq tegu leen ci yoon woo xamante ni yoon wuy jur njariñ la ëllëg. jàpp gi nga xam ne nag jàpp nañ ko kii nga xam ne mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko loolu lay tax na ñi nga xam ne ñu bare bari ci ay sénégalais joxe ci seen xalaat loolu tax nag ñu dem ci ki nga xam ni mooy maire de la commune Thiès Nord di Lamine Diallo moom nag mu joxe ci xalaatam di wax ni kat jot na nag ñun ñëpp ñu xoolaat nag suñu doxalin fexe ba nag lii di violence ñu xeex ko ci réew mi ñu ànd teewlu ko ak suñu ci micro Ahmadou Bamba Ly. mais damay wax rek que ni aussi bu ñu fàtte que ni ñun homme politique yi c'est vrai que suñu mission mooy conquérir le pouvoir politique. mais dañoo xam ne aussi dañoo nekk ci état nekkuñu dans un no man's land dañoo nekk ci état et que état boobu aussi dafa am institution et que tey loolu moo tax ñun ñi ñëpp mën a exister ci Sénégal institution yooyu c'est l'armée nationale c'est la gendarmerie c'est la justice yooyu ce sont les institutions ñoom ñooy téye état et donc homme politique bu nekk que ce soit le président de la République que ce soit Sonko que ce soit le président Idrissa ñooñu ay nit la yu nga xam ni c'est des temporaires dañuy ñëw dem mais le Sénégal reste et Sénégal bu dee resté da ngay d'accord que ni bu ñu demee tey ba nekk ay exemple dans la sous-région du point de vue stabilité c'est parce que dañu am état boobu nag homme politique bu nekk war na mën a fexe préserver ko maanaam ñu respecter les institutions l'armée nationale je crois que tey dafa jël la justice c'est vrai que amul benn justice bu parfaite dans le monde mais tey ku ñu tooñ fooy xalaat dem justice mais bu fekkee justice boobu homme politique da koy jeter en pâture jeter ko dans la boue ne c'est des corrompus et que ñooñu ñu génnee dans de hautes écoles war a mën a assurer la justice tey nga am noo leen di xoolee l'armée nationale qui assure la sécurité de nos frontières nga am aussi beneen gis-gis ci koom la gendarmerie la police même l'administration territoriale donc ñooñu da nga leen war a mën a jox cër bu fekkee réew nga war a jële je crois que benn homme politique quelle que soit ta dimension nationale ak sa lii je crois que war nañu bàyyi xel ci loolu ñu xam ni Sénégal moo nekk au-dessus de tout te amul kenn ku nekk au-dessus de la loi. ba tey dañuy des ci coowal njiital Pastef bi di Ousmane Sonko tàllal nañu suñu micro ki nga xam ni mooy président bu parti alternative sénégalaise di Omar Badiane moom nag li muy ñaawlu mooy ñi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci muy ay nervi ñu yor seen i ngourdin loolee tax na sax mu ni loolu kat warul am ci dëkk boo xam ni dañuy woote ni démocratie mi ngi fa itam état de droit la ñu ànd teewlu ko ci micro Ahmadou Bamba Ly. nga bugg koy kar di ko dànd di ko awloo fii di ko fa awloo fële mais non foofu Sonko est dans ses droits te li ñu ko jàppee mais kenn xamut mais c'est ay kii imaginaire la parce que ñëpp yàgg nañu nekk si dëkk bi nous sommes des citoyens lu mu néew duñ ay juristes mais am na loo xam ne jàng nañ ko si yoon mais vraiment lii dafa rafetlu dafa ñaaw et que vraiment président ñu lay demande nga ressaisir parce que dëkk bi jàmm si lañu tal pour di ko def li gën a métti nag aussi mais ñu indi ay tontu makut mais ça c'est extrêmement scandaleux yow na ngay ñëwee yow li ñu mujj a def li gouverneur mujj a def woo militaire pourquoi defuñu ko woon ngay woo ay nit ay yoo xam ne xamoo fu ñu jógee di leen jox ay jaas di leen jox kii jox leen ay piqûre bu yenn ministères yi les nervis mais ça c'est scandaleux et que loolu damay demander vraiment les droits de l'homme ak ñi nga xam ne justice ñu xool na lay jéem a porter plainte ñooñu am na ñu yor liste yi xëy na ñooñu laaj di jooju mais au moins que loolu bañ te fi am da tey jii man mi bu ma woote woon sama ñi may àndal ñëw di tàq di dóor ñeneen ñi dañ leen di jàpp état nag dafa war a nekk si côté yëpp war a protéger situation yi nan la mën a ñëw di jël ay nit ay doomu aadama et la police mais ça discrédite sama la police lii day discréditer police day discréditer nos forces de défense mel ni ñoom matuñu mel ni ñoom mën ñoo def mais loolu c'est très grave affaire bi il faut ñu jàngadaar ko tirer ko toutes les conséquences et que na arrêté tey loolu bu mu fi amati et que le président ne libère Sonko immédiatement et tous les détenus politiques ne leen libéré ñi mu arrêté yëpp amul fenn base politique boo xam ne da koy libéré les conditions inhumaines yi ñu wax si maire Guy Sagna mais dafa ñaaw ça c'est avéré mais dafa ñaaw mais ñun ñëpp mais ay doomu aadama nan am xol ku nekk nga xool ko sa bopp ku nekk nga xool ko sa njaboot ndax président bu ñu la waxee tey jii je peux mën naa la montre vidéo bi
li mu wax Ablaye Wade président Macky Sall avait même appelé l'armée à demander l'armée pour armée nekk auprès du peuple di wax Ablaye Wade j'ai la vidéo mën naa ko won mais yooyu tey nit ñi waxuñu leneen lu dul jàmm mais nañ wax jàmm na yërëm nit ñi ndax dëkk bi kenn mën ko def lu dul jàmm te jàmm nag moom moo ñuy war a aar. ba tey dañuy wëy ci li nga xam ni mooy coowal Ousmane Sonko bii nga xam ni sax Sénégal fépp tàkk ñii di yàq ñu nemmeeku lu mel noonu fii nga xam ni mooy Thiès loolee waral ki nga xam ni mooy sunuy reporter demoon nag ginnaaw bi yàqu yu bari amee ci mbedd mi fii ci Thiès jël li nga xam ni mooy xalaatu Thiès waaye ñu ànd ci ki nga xam ni mooy Adiba ak Ahmadou Bamba li ci reportage bu ñu ci defal. non xam nga une répression même quand elle est légale bu légalee rafetlu wuñ ko di dóor ay nit te yaakaar naa ni rafet naa njort ni xanaa police sañuñu lu mel noonu sañuñu def lu mel noonu te bu fekkee tamit ay nervi lañ xëj na am na ñu leen recruter parce que sax ñu ngi ci doon attaqué le directeur du COUD Maguette Sène et tel que ni ma xamee nit kooku du koy dugg ci lu mel noonu bu fekkee tamit nag ay éléments de police lañ xëj na ñoom ñoo xam par quelles voies et moyens la ñuy jaar ba rétabliraat ordre mais doonul image yoo xam ne rafet na tey fi réew mi toll. mooy jàkkaarloo ak président Macky Sall xeex ak moom parce que tey am na loo xamante ni mënul nekk mënoo ne tey réew mi dafa am benn groupe de personnes bu ko accaparé lu leen neex ñoom mën nañu def te dara du leen ci fekk mais également à côté am ñoo xamante ni bu ñu yëngoo nga jàpp leen dóor jël tëj ci kaso bi. mënul ne ñu jël ay nit mobiliser leen ay gros bras ñu jàpp sénégalais yi di leen dóor di leen maltraité loolu ñëpp gis nañ ko mais président Macky Sall jàpp ne ci condition yooyu ñun dinañ toog di seetaan en tout cas man de wax naa ko ñi nga xamante ni ñoom laa séqal jàmm ñu nekk ci opposition nee naa leen yéen ñëpp jël leen seen i matuwaay parce que dëkku dóore fayu moo ko tas ku leen attaqué du policier du gendarme xeex leen ak moom lu ngeen ci góobee ger ko mais naka la nit di jóge fee di milice ñu yab leen ci ay pick-up fay leen kenn ku ci nekk journée nga taxaw naan da ngay attaqué sénégalais yi. li xew démb lu nekk mën na ci xet dóorante te xeex nañ doon def démb xeex te kuy xeex kenn mënul wax kii moo am raison bu am kii am tort nit ñi jóg di sànni ay xeer dañ ko préparé bu yàgg nervi yi ñuy yónni dañ leen wax défense gisoo ci kenn dóor nit mbaa bu dóoree def na erreur parce que xam na Macky Sall xam na bu baax lu muy def dañ ko bëgg a soññ pour jéem a gis caractère am. ñu ñëw ci wàllu éducation ki nga xam ne nag mooy école bi di école primaire bu El Hadji Amadou Ndiéguène foofu nag coow moo fa juddu diggante ñi nga xam ni ñooy parents d'élèves yi ak ki nga xam ni mooy directeur u école ba ñoom kat ñii di parents d'élèves yi li ñuy ñaxtu mooy nee nañu kii di directeur bi kat moom dafay jël ay ndogal yoo xam ni du ci diisoo ak ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi loolu nakari leen sax ba tax ñoom ñu jug nag ñi dañuy contesté wax ni kat lenn rek la ñuy sàkku mooy ñu jëlee fa ki nga xam ni mooy directeur ba dañuy déglu ki nga xam ni mooy Mamadou Seck di président parents d'élèves u école boobu mi ngi ci micro Cheikh Fall ak Mamadou Satirnu Ñaan. bisu tey bi li ko waral bari na ndax ñun dañuy bari yoo xamante ni dañ koy jàmbat mu jëm ci directeur bi am na ay jigéen yoo xamante ni ñi ngi fii d'ailleurs dinañ wax di ñooy jaay fii jigéen ñi chaque jour directeur def leen di laaj ñaar fukki dërëm yooyu lan lay tekki même bu fekkente ni juuti la dañ koy joxe këyit gu koy mandargal ma ne leen loolu bu mu amati na dakk mais def na ko fi def na ko inscription yi dama ñëw ma ne ko inscription yi maa koy def président association parents d'élèves moo koy def mu ni moom moo koy def ma ne ko non amuloo ci droit non président association parents d'élèves moo am droit def inscription moo am droit coopérative da koy collecter pour retourner ko pour delloo siwaat ko ci école bi waaw mesure barrière yi même commune Thiès Nord am na ay bagages yu ñu jox tel que ay masque ak barigo boobu alors ak masque yi man maa ñëw fii di ko jàmbat ànd ak équipe pédagogique bi gisuñu dara.
benn fan ci weeru mars 2020 ba benn fan ci weeru mars 2021 mouvement bi di mouvement Thiès ca kanam du juddoo Thiès nag doon fêté anniversaire am bi nga xam ne amaloon na ko fële ca terrain bu Jean Collin mu nekk ab mouvement boo xam ne nag bi mu fi nekkee yàggul waaye nag dox nag am taxawaay bu am solo di dox ay jéego yoo xam ni Thiès waa bu nekk koy gis ci sax ni ñuy taxawalee ay cellule ci quartier yi waaye tamit ci dimbali gi nga xam ne ñu ngi koy amal jëmale ko ci askan wi waaye tamit ay formation yu ñuy defal jeunes yi loolee waral ki nga xam ni mooy sunu ndaw di sunu reporter di Mamadou Satirlu Ndione defal ñu ci ab reportage ñu ànd teewlu ko. mouvement bi di Thiès ca kanam daal di am at ci benn fan ci weeru mars ci atum 2021 mouvement citoyen boobu sax ñu ngi ko samp ci benn fan ci weeru mars ci atum 2020 foofu ca terrain Jean Collin bu Thiali te Pape Doumbouya nag moom moo ko daal di taxawal la taxoon nag mouvement boobee jóg mooy fexe daal ba jëmale Thiès ca kanam waaye nag taxawu mboolem seen askan bi nga xam ne yaa ngi nekk ci benn dëkk ñaari gaar ngir màggal nag bés bu am solo boobu jigéen ñi xam ne ñoo bokk ci mouvement boobee di Thiès ca kanam daal di nag daje ca école Kër Fanta bu quartier Ngent ci bu Thiès daal di xool rek ana lan réalisation la mouvement bi di Thiès ca kanam daal di def. defal nañu formation ñu defar saabu ak eau de javel ak savon liquide defar nañ ko tey jii incha allah fas yéene nañu financer 10 groupements dinañu appuyer tamit ci 500 millions nga xamante ni pour suñu savon yooyu ñu doon def dinañu appuyer tey pour ñu gën a améliorer suñu liggéey daal. amoon nañu 180 xale yoo xamante ni defar nañ leen fii formation en 3 sections yoo xamante ni dañ koo daggoon ay pàcc première fois bi am nañ 60 et quelques xale deuxième bi am nañ 50 et quelques troisième bi mooy bu mujj bi macha allah amoon nañu 62 xale yoo xamante ni formé nañ leen fi matière de muy cuisine ak restauration. waaw ñu Pape Doumbouya nag macha allah def ci liggéey bu am solo bu am solo yow ndax dañ ñuy développement te mënoo woote développement te waxoo ndaw ñi mënoo woote développement te waxoo jigéen ñi mënoo woote développement te defoo social. jox nañ fi dispensaire u Ngent matériel médical ak bu Thiali ci wàllu école ci wàllu jàng formé nañ fi ay xale. pâtisserie cuisine gastronomique restauration et cetera ak xale yoo xam ne président Pape Doumbouya Thiès ca kanam da leen parrainé lycée technique ak tamit école yi mu tijji yaay Fanta scolaire préscolaire ainsi de suite alors Thiès ca kanam li mu fi def bari na kon di wax rek yal nañ ko feete waat ay ati at di remercier waat encore suñu jigéen ñi di leen jaajëfal di wax ni le meilleur reste à venir. Thiès ca kanam nag daal di am taxawaay bu am solo la jëm nag ci wàllu wér-gu-yaram rawatina nag xeex bu ñuy xeex mbas mi di coronavirus ñeneen ñi nga xam ne nag dañoo loru woon ci mbënd mi ci Thiès ci nawet gi tàmbale ko Thiali ba Medina Fall mouvement Thiès ca kanam daal dina leen taxawu. ci gàttal daal mouvement bii di Thiès ca kanam daal dina wone boppam ginnaaw bu mu amee benn at rek ci Thiès ngir daal taxaw bu mu doon taxaw askan bi ki nga xam ne nag mooy président mouvement boobee di Pape Doumbouya daal dina xamle ne liggéey bi day soog a door waaye nag yeneen réalisation mu ngi koy mëbët ngir jëmale Thiès ca kanam. Stade Maniang Soumaré nag moom nag ci ayubés yi ki nga xam ni moo représenté waa FIFA moom nag teewoon nañ fi ànd ak ñi nga xam ne ñooy fédération sénégalaise bu football ak maire Talla Sylla bi maire de la ville bu Thiès ñoom nag ñi ngi doon dem di xool liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko fay amal ci stade ba fan la liggéey tollu dañ ci ànd ak Fallou Ndaw mu defal ñu ci reportage ñu ànd teewlu ko. jërëjëf tey jii dañu ñëwoon rek di xool si visite des chantiers fii ci stade Maniang Soumaré nga xam ne liggéey bi dooroon nañ ko depuis le mois de décembre ñu ñëwoon fi nag xool avec une délégation de la FIFA madame Camara mi nga xam ne ñëw na représenter la FIFA di rappeler rek ne projet FIFA Forward la ñu ànd ci ak le maire de la ville de Thiès mais aussi la fédération sénégalaise de football. li ñu fi indi woon tey jii mooy ànd ak waa FIFA ànd ak waa fédération bi pour ñëw xool liggéey bi fu mu toll te liñ ñu woon dal na suñu xel donte ca njëlbeen nga am na yu jotoon a yeexandi yooyu yëpp mujj na saafara am ci
ba nga xam ne ñi ngi am yaakaar fii ak weer ak genn wàll loola yemb bu loola yembee lépp loo xamante ni mbir mi laaj na ko ci wàllu gëstu ci wàllu xalaat ci yorin wi ak tëralin yi ak taxawaay bi bu boobaa ñu mottali ko ak jàmm. ci biir visite bi nag gis ngeen ko li nga xam ne dinañ ko retenir mooy fii ci sama càmmoñ tribune bi nga xam ne le président de la fédération sénégalaise de football joxe woon na promesse ni gazon bi buñ ko posé moom ci fonds propre de la fédération dinañ fi indi tribune fii. ñëpp xam nañ ko tribune dañuy recevoir ay nit donc nit ñuy recevoir dañu war a nekk en sécurité parce que nekk ci tribune mu daanu wala mu am leneen bon loolu moom kenn buggu ko donc il fallait que sur le plan technique ñu jël toutes les garanties techniques. Parce que ñun ñooy tabax tey mais loolu dañ ko fi bàyyi rek donc il faut que suba dans 15 ans ku ñëw xool dossier bi dina xam ne liñ fi def lu wér la donc moo tax donc dañ doon régler loolu yëpp bi loolu yëpp paree rek dañu signer contrat bi rek commencé. ñu defee visite bi ba jeexal li nga xam ne daal tënk nañu ko tey jii fii ci stade Maniang Soumaré mooy liggéey bi door na dina dem nag à pas de géant et que promesse bi mun nañ ko jàpp. bàkk bi jib nag moo ñuy dugal ci lépp li nga xam ne mooy lu xew ci biir réew mi bokk na teg la ca gën a yaatu nag mooy coow li dëddu ci diggante kii di njiital Pastef di Ousmane Sonko ak xale bi soxna Adji Sarr njëgal ma soxna Adji Sarr ñu ko ab viol ak menace de mort moom nag ñu téye ko njiital Pastef bi ñu ànd ceeg soxna Fatou Fall mu ñëwal nu ci li gën a fës ci xibaar yi am ca yu ba si ñu génn ci biir réew mi. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak tribunal de grande instance yu Diourbel daal di nañu koy taal démb ci alxames gi jàpp àjjuma ay boor yi ñetti waxtu ci guddi gi ña def li ni mel nag xàmmee ku ñu leen ñi xamle loolee di autorité judiciaire ya Diourbel comme yeneen i localité yi ci Sénégal gi yëpp rëccuñu benn yoon ci manifestation yu métti yooyee ngir jàpp bu ñu jàpp opposant bi di Ousmane Sonko. autorité judiciaire yi nag daal di nañuy ut ay huissier ñu mën a def constat ndax dégâts ya fa manifestant yi def ngir ñu mën koo defaraat. wéyal xibaaru bi réew mi ba léegi rek ci localité bu rajo Futur Média ñu gën koo xam ci RFM nekk ca 6 bu Médina ci xolu Dakar ndaw ya doon manifester nag daal di nañu koy attaqué alxames gi ci guddi gi ba jot fa taal ay oto wu liggéeykat ña fa nekk bu ñu sukkandikoo ci sunu mbokk taskatu xibaar yi yóbbu nañu fa it ay takk der ngir ñu mën a aar rajo boobule te ñoo ngi fay xaar renfort ci lieu boobee. yàqu-yàqu yu bari nemmeeku nañu fa ci ay matériel waaye amul benn blessé ca ña fay liggéeyee. ñu jeexale xibaaru biir réew mi ca Sédhiou ñii di takk der yi nag ñu nga jàkkaarloog situation boo xam ne mënatuñ ko contrôler ba tax armée bi daal di taxaw ngir négocier ak manifestants yi waaye nag ba léegi amaguñu ci dara lu leen neex. manifestant yi nag ñoo ngay wéy di taal ay pneu ak di baare tali bi ba kenn amatul foo jaar daal di nañuy taal it ñetti oto yu taxawoon ci côté eaux et forêt bi taal it ab moto ci buntu mairie bi daal di wër inspection régionale des eaux et forêts ngir mën koo taal daal di nañuy toj it vitre mairie ba feesal dell ay xeer fee di inspection d'académie bi ci jeexal daal lépp lu gouvernement bi moom tëj nañu ko ngir sécurité mën faa am. bàkk boobu di ñu yóbbu nag ci li nga xam ni mooy la gën a fës ci biti réew loolu nag dañ ci ànd ak kii di soxna Rokhaya Daba Meng. ñu doore ko ak Pape François di njiituk église catholique ginnaaw ba mu defee déplacement bu njëkk fële ca bitim réew ginnaaw ba mu toogee fukki weer ak juróom yu mu génnul woon réew ma jubluwaay wi nag di dem foofe ca Irak fekk fa ñi nga xamante ne ñoo di communauté ya fa nekk maanaam xeet ya fa ne ngir itam gën a waxtaan ak ñoom ñu joxante loxo gën a juboo waaye nag jàppale bu baax ñii di ñi ñu tuddee minorité chrétienne maanaam néew doole ya nekk ci réew moomee
ñu dem ci Burundi ak Rwanda seeti ñi nga xamante ni ñoo doon waxtaan ak général Évariste Ndayishimiye ginnaaw ba mu nekkee ca bopp réew ma ngir rek jox ko loxo taxal seeni diggante ginnaaw ay jafe-jafe yu ñu jotoon a am ak njiit ma fa njëkkoon na toog di président Burundi bi génn àdduna te tuddoon Pierre Nkurunziza xanaa di fàttali ne rek situation ba taxu kaa dal ban tey foofee ca réew ma ginnaaw ba nga xamante ni it l'armée rwandais ñoo dàqoon rebelle ñu duggoon ci réewum Burundi. ñu daal di woy ci xibaar yi ngir jeexal waxtaane ministre jamaïcain bi nga xam ne moo jiite wàllug caada ak aada di Olivia Grange moom nag yëgle na génn ko àdduna chanteur bi maanaam woykat bi doon tëgg it tuddoon rek Benny Wailer bokkoon ci ñu sosoon The Wailers di groupe boobee Bob Marley bokkoon ak Peter Tosh di fàttali ne rek génn àdduna niki talaata ginnaaw ba mu amee juróom-ñaar fukki at ak ñett foofu ci Andrew Memorial Hospital bu Kingston. xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg Ndeye Coumba Fall. ñu door xibaari tàggat yaram ci wàllum Coupe d'Afrique des clubs champions ba waroon am ca Égypte réewum Égypte moom dellu na ginnaaw ci organisation bi lee FIBA moom mi ŋànk basket ci àdduna bi moo ko joxoon Égypte ngir mu mën a amal ci dëkkam ci fukki fan ak ñaar ba ci ñaar fukki fan bi ñu dëtmal ASC Ville de Dakar moom waroon naa bokk nag ci jongante yooyu. ñu dugg ci wàllu Tëngéej football club bu jokkul li dalee suñu géej gi ba ci dex bi ñuy woowee Nil ca Égypte ci fukki équipe ak juróom-benn yi jongante ci ñu gën a tuuti la bokk. Tëngéej FC dugg na ci taarix bi ginnaaw ba mu gañee Raja bu Casablanca ay jaar-jaar yu bare jaar na ci ginnaawam ba nu ko sosee ci atum 2008 ci turu jokkul Tëngéej FC turam boobu nag président Babacar Ndiaye moo ko génnee woon. jeexalee mbootaay bi yor wàllum football ci Sénégal mi ngi ñuy xamal ni jongante yu waroon am yépp aj nañ leen li waral loolu nag mooy ñàkk kaaraange mi ci réew mi wante nag jongante bi war a am diggante Tëngéej FC ak Mouloudia d'Alger sa stade Lat Dior bu Thiès moom nag bokku ci lii lañ leen indiloon ci xibaar yi ñeel tàggat yaram di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. xanaa di ñëw ak yéen rek ci li nga xam ni moo ñeel tamit ba léegi wàllu tàggat yaram jëm ci ki nga xam ni mooy njiital la fédération sénégalaise bu football Maître Augustin Senghor moom nag dafa nekkoon candidat pour jël li nga xam ni moo jëm ci wàllu CAF confédération africaine bu football ginnaaw mu ne ba mu nekkee candidat moom ak ñeent nag ñu am ak consensus maanaam waxtaan ba juboo seen biir ñu ni ñoom kat dañuy génn dindi seen candidature bi ñu amoon bàyyi kenn rek bu ko defee moom it mu nekk candidat ci ab ndaje boo xam ne amoon nañ ko fële ca Égypte donc loolu mooy li nga xam ne mooy li gënoon a fës ci lu jëm ci wàllu tàggat yaram jërë ngeen jëf mbokk yi loolay xibaar yi nga xam ni mooy yi gënoon a fës ci ay bés yi ñu génn di leen jaajëfal ci teewlu gi di leen ñaan ngeen di wéy di ànd ak seen i programme Prestige TV man nag ma leen di jox dig daje ba affaire bii di ñëw jërë ngeen jëf